li wundu manifestation bi ñi ko initié d'abord dafa di benn structure bu ñu naan le panel pouvoir opposition mu regroupé ay ndawi politique du département de Pikine yoo xam ne bokkuñu jëmuwaay waaye yàlla def mu di daje ba nga xamante ne dem na ba jur une familiarité ba tey jii lépp lu nga xamante ne dañ ko yëkkati pour le bien de la communauté ku ci nekk da ngay teer sa divergence wa fàtte fa nga bokk ñu bokk benn jëmuwaay bokk na ci tey li ñu def nii bu nga xamante ne dañu yëkkati action bi pour dimbali les autorités parce que xam nañ ne mbas mi ba mu tàmbaleeg léegi ñoom def nañ ci seen doole def nañ ci seen alal def nañ ci seen ñax yëpp mu yàlla def mu tombeek en période de d'hivernage on s'est dit que nag il faut que ñu jóg malgré que autorités yi def nañ la ñu war a def yëpp mais bu mbënd bi ñëwee bu mu tax ñu fàtte coronavirus bi c'est juste pour dire aux populations de veiller au grain bu ñu naagu ci seen bu ñu tëdd ci seen laurier dañuy bàyyi xel ne coronavirus jógewu fi ba tey jii nii donc c'est ça dans ce sens la ñuy wax ne nañu organiser journée bii nga xamante ne journée de don de masque de gel ak de produits antiseptiques vraiment jagleel ko population yi. effectivement dañuy constaté ne gis nga fi mu toll nii bu mesure administrative jógee première semaine bi ñëppay takk masque mais buñ ci jógee dañuy bàyyeeku nit ñi da ngay dugg ci oto sax ñii takk masque ñii takkuñu masque ça veut dire tout simplement que jëluñu conscience ci danger bi nga xamante ne ñu ngi koy dugal ci population bi. donc loolu ñun ñu jóg ñu ne foog vraiment ñu sensibiliser leen wan leen ni leen ne wax dëgg yàlla takk masque bokk na ci yow ti li lay aar mais bokk na ci aussi li aar sa morom. waaw ñan ngeen fas yéene laal fan ak fan ngeen nar a jaar. population bi d'une manière générale. parce que ba ñu dugg see ci dëkk bi dañu seet jaraafu gox bi nga xamante ne mooy le maire wax dëgg yàlla ba ñu sumbee mbir mi mu taxaw ci taxawaay bu am solo wax dëgg yàlla moo tax ba ñu jógee ñu ànd ak moom def distribution. et moom tamit mu wax ñu point yi nga xamante ne ñoo stratégique ci commune bi fi nga xamante ne xëy na moo gën a exposé wax dëgg yàlla ñu dem fa def distribution donc ci kaw loolu vraiment ñu koy remercier moom it ba ñu yëkkatee mbir mi mu am ci taxawaay bu am solo jox ñu alalam boole ñu ak ay nitam wax dëgg yàlla mu doon journée boo xamante ne tey jii Pikine Nord xam nañ ne tey jii wax dëgg yàlla lu mel nii liñ ko war di saxal parce que maire yi mënuñu dara état bi tamit am na ay limites ñun population yi ñoo war a jóg véritablement jàpp ci ndax population bi mën a soulager wu un peu. lu mel ni panel pouvoir opposition wax dëgg yàlla c'est une exception nationale sax laay wax parce que tey jii dafa regrouper ay doomu Pikine yëpp politique de tous bords mais boo xoolee wax dëgg yàlla malgré suñu divergence politique bu l'essentiel taxawee ñun ñëpp dañuy fàtte suñu féete politique. la preuve tey jii ñu ngi Pikine Nord député Sala Koria bi nga xamante ne mouvance présidentielle la bokk mu ngi fii le maire Amadou Diarra bi nga xamante ne moom itamit moo yor mairie bi mu ngi fii bokkuñu parti. am na ñu nekk Pastef fii am na ñu nekk ànd PADS ak yeneen parti société civile aussi ñu ngi fi donc ñu tey ngeen di joxe ay masques yëgu leen woon fii lañ ko doon defee. ngeen ñëw tànn fii. fii dama leen di féliciter. moo tax ma ne pour rafetal bés bi naa taxaw fii yuuxu ko yéegu ma woowu ma ko téléphone. honorable député sunu député kaay mu génn ñu ne ko Amadou Diarra mu wàcc dégg ngeen li mu wax donc yéen tey toj ngeen fii pouvoir opposition dañ ko mandargal fii. pouvoir a ngi opposition ngi wala. localement pouvoir a ngi opposition ngi donc yéen ci biir yëpp benn la donc yéen réussir ngeen tey fekk ngeen may joxe ay masque wax na ko fekk ngeen may joxe ay gel wax na ko yéen it semaine bi passée ñoom ñoo ngi doon joxe wax ngeen ko alors ngeen ñëw di ko def fekk si ñun ñëw wan leen ne ñun benn lañ c'est un exemple au niveau national Thierno tu as raison donc je félicite tout le panel donc je suis membre panel bi ci laa bokk man damay cotiser damay dugg dañ may invité may fanaan parce que Pikine su soxlaa dañuy fàtte suñuy ambition personnelle donc ma bëggoon leen féliciter Alioune Diagne depuis que en tant qu'initiateur bi nga yaatalee gars yi te créé groupe bi ñi ñëw ak ñi ñëwul ah sama ñoom doom Penda Diallo ñoom ñëpp ba ci màgget bi empêché le sage est-ce qu'il est sage bon on pose cette question donc yooyu yëpp ay affaire la ñuy régler mais dama leen bëggoon a féliciter yéen ñëpp féliciter la presse mais féliciter Marché Zeng principalement y a le délégué de trottoir Moustapha qui est là Moustapha Sey je l'ai pas appelé aussi ah donc dañu tomb fii ma ne benn boy demal place am war ko mu ñëw mu dugal ma zone bi mu géré yëpp ñu joxe fi masque pour démarrer je vous avais dit démb ay inondation la ñu am mais Pikine Nord y a une particularité c'est parce que moi je gère Pikine Nord comme une famille kii bu ma neexoon léegi tout de suite ma wàcc léegi ne leen pause ñu pause ma dugg këram naan café wàccaat barki alxuraan su ma ko defalul faa ma defal ma ko wala ma dugg ci Pape Diafara li sama papa mu defal ça veut dire amuñu animosité boobu et yéen defe naa panel bi loolu ngeen di woote
Pikine Nord on le vit il faut le dire haut et fort li ngeen di wër di ko wut ci panel pour nit ñi di déggoo su essentiel amee su jogante politique jotee ku nekk dem sa lang loolu Pikine Nord dañ koy dund moo tax ba ngeen ñëwee ne da ngeen koy tëjee fii def conférence de presse alors je me suis dit ok mënoon naa bàyyi aussi ndax taw démb bi ngeen dem mais day mel ni man Pikine Nord am lu bu fay ragal dañu dox ba essence ba de vous allez voir que man ak population bi c'est une famille. oui panel yi man gëj naa ci ay panel yu bëri quoi parce que nga ñëw ci benn panel nga dugg benn booy jóg fële jéem la clash quoi waaw li mu bëgg mooy jërë maa ko fekk panel be dama ko ne lii mu ne ma lii parfois dama leen koy may parfois man maa am plaisir xam ne par exemple Zézé mii man la bëgg a clashantel du lii mu ne ma lii ma koy may ma koy genre Ousmane Ndouri ay classe tës ma may leen loolu parce que loolu aussi c'est important le dialogue avec les populations à travers les moyens de nouvelles technologies mais c'est important je le fais dans la rue pourquoi pas dans mon salon jël sama WhatsApp di ko def donc c'est juste un exemple de proximité donc avec les populations à travers le net mais yeneen groupe yi ñëpp maa ngi leen di wax nañu roy ci lii à l'entame ku bokk pouvoir opposition xam nga ne ñii bokkuñu parti xam nga ko donc boo fi nekkee di propagande da ngay yàq sa crédit mais bu Pikine jotee ñëpp ànd ñoo ko fii ñu koy waxandoo di gërëm sama maire Amadou Diarra ndax Amadou Diarra bi Covid bi commencé ba léegi ñëpp gis nañ ci taxawaayam bi Covid bi commencé ba léegi amul parti au pouvoir amul parti opposition askan bi mu tax ñoo jóg ba ñu joxante ay loxo ñu nekk benn tey bu ngeen defee lu mel nii dafa mel ni moom jiitu woon na ci ba pare ndax waxtaan nañ ci lu dul benn lu dul ñaar lu dul ñett defee wuñ ko politique defee wuñ ko leneen ak leneen dañu bëgg a taxawu askanu Pikine Nord te ni mu ci taxawee tam dafa yaatal parti bu nekk boo xam ne yaa ngi fii ci Pikine Nord Amadou Diarra boole nañ la ci Covid bi ndax lii ngeen di dox nii dañu koo jaral ndax dañu war a chaque jour ñu xëy ci gontu ji fanaan fi ndax feebar baa ngi fi jóge wu fi feebar bi nag dañu ni nga xam ne opposition ak pouvoir amu ci benn politique moo tax ma ñëw taxaw fii tey waxtaan ak yéen waxtaan ak Amadou Diarra mi nga xam ne taxaw na ci taxawaay bu rafet tamit boole ñëpp léegi nag ñu ngi ñaaxaat jeunes yi nañu xam ne feebar bi bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw bàyyiwul kenn boo gisee ñuy gën a ñaax jeunes yi la ñuy gën a ñaax ndax ñoo nekk ci terrain bi ñooy duggaat ci kër bi di fa fekk mag ñi te mag ñi am na loo xam ne ñoom àttanuñ ko loolu moo